chers internautes de Dakaractu nuyu naa leen tey nag may amaan mbégte ànd ak yéen fi nga xamante ni fi la lépp di xewee muy marché Tilène bu ma ñëwee marché Tilène nag du ma def lu dul constater prix yi nga xamante ne ñëpp ñi ngi wax ni yokku na muy ceeb di diwlin di soble daanaka nee nañ lépp yokku na ngir nag am ci lu ma leer gën koo gëstu gën koo saytu damay def lu dul rek ànd ak yéen ci biir marché bi ñu xool ndax loolu am na wala amul. affaire dafa xaw a seer parce que 1200 la doon jar instant bii nii 1500 lay jar client yi bu ñu ñëwee dañuy jooy rek affaire yi moom seer na trop fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla. gannaaw diwlin bi gën a nemmeeku ni moo yokk petit pois ay ñoom olive tomate lan moo gën a yokk ci marché bi. même tomate bi tamit instant yi dafa seer olive moom yokkuwul presque li mu doon jar rek lay jar mais tomate moom 2500 la doon jar fi mu ne nii mi ngi jar ay 3200 xam nga loolu seer na tamit si ñiy jënd di utiliser ak yooyu noonu buñ ko mënoon wàññi daal moom dina baax trop parce que client yi bu ñëwee dañuy jooy rek dañuy yaakaar ne sax ñun ñoo yokk bagage yi alors que du ñun ñi ñu koy jaayale quoi ñoom ñoo ko yokk. léegi au niveau des grossistes tamit ñoom ñoo njëkk yokk yéen ñi détaillants yi ngeen topp ci wala naka la demee expliqué ñu. waaw grossistes yi ñoom ñoo njëkk a yokk bu ko defee détaillants yi force da ngay yokk quoi boo doon jëndee bu njëkk nga doon jënd carton gi ay 13000 instant yi tomate yaa ngi koy jëndee 18000 xam nga loolu dafa seer différence ay 5000 francs njëkk tamit benn tomate bi yaa ngi ko doon jëndee 5000 léegi yaa ngi koy jëndee ay 6500 loolu la daal affaire daal moom seer na trop wax dëgg yàlla instant yi nii yëpp a seer yëpp moutarde vinaigre yëpp dañ ko yokk. mais yow jàppoon ni loolu daf leen di yàqal parce que yéen tamit ci marché bi ngeen nekk di ngeen fay juuti di ngeen am yeneen dépenses yoo leen di def. waaw loolu la bu mënoon a gën a bu ko mënoon a wàññi moom wax dëgg yàlla ñu gën a arrangé parce que bu yombee la client yi gën a jënd ko bu seeree quoi. Papa ziar naa la. waaw ñu ngi lay delloo siyaar. ñu nemmeeku ni yaa ngi fii ci marché bi di daan sa doole mu mel ni rek yaa ngi yëngatu ci njaayum kànja bi ñu nemmeeku ni aussi dafa mel ni mbuus yi ngeen doon jaay ak léegi da ngeen koo wàññi lan moo waral loolu. mais seeraay bi moo tax dafa seer léegi waaw parce que léegi kilo bi 1200 lay jar waaw mu njëkkee 600 700 mais léegi kilo bi 1200 loolu moo tax ñu wàññi mbuus yi. avant kànja jaroon na trop parce que Sénégal ñu ci bëri ku ci ceebu jën nekkul sa plat suppu kànja mooy sa plat est-ce que yéen a ngi gis clients yi comme ni nga leen daan gisee avant. non non amul kànja bi bu yombee si lay gën a dox waaye bu seeree du gaaw noonu parce que njaay bi dafa seer te suppu kànja fere bi dafa métti boo jëndee kànja lu seer da nga jëndee yu sew yi dafay métti loolu moo waral loolu quoi waaw. tey jii nii ñu bëri nee nañu état bi la ñii ne non du état bi Covid bi la lan nga yaakaar ni moo waral cheru njëg yi. non seeraay bi moom si Covid bi la jóge depuis Covid bi dugg affaire yëpp dafa yokk waaye na sant yàlla rek et nguur gi tam nañ jàppale peuple yi askan yi nañ ko jàppale bu ñu ko jàppale rek macha allah dina dox. ñu fekk la fii mu mel ni da ngay ndugg lan ngay togg. tey moom sama doom moo ma imposé mbaxalu tiir léegi ma ñëwoon pour jënd fii ay ñoom seen crevette yooyu noonu waaw. bi nga ñëwee pour ndugg sa mbaxalu tiir di xool si crevette yi lan nga nemmeeku crevette yokku na géej yokku na nan nga gisee yokkute boobu. denrée yëpp a yokku Sénégal métti na yëpp a yokku vraiment yëpp a yokku. léegi yow lan nga fas yéene def da ngay continuer jënd fii wala da ngay jéem a xool fu gën a moins cher wala li nga daan jënd. par exemple quantité bi est-ce que danga koy wàññi wala. non du ma ko wàññi nag parce que yàlla bu la wërsëgalee dara ngay daan sa doole kon war nga togg lu neex pour sa doom yi di mën a lekk lu neex ak lu baax man nag bu ma xasee bay waxaale fenn foofu bu ma xasee bay jënd fenn foofu laay jëndee su ma jëndee lu may jënd yëpp après bon ma dem bu amul nag li ma soxla ma dem feneen. mu mel ni nag fépp la yokkee boo demee fii dañ la naan yokk na nga dem feneen tamit fekk fa li nga bàyyi woon fa ca des tey jii boo amoon looy wax nguur gi. ngir mu wàññi ko lan lay doon. lu muy wàññi daal denrée alimentaire yi moom war na ko wàññi vraiment parce que sonn nañu dañuy daw fu mu nekk nii ñun baana lañ dañuy jaay mais duñu gisati benn bénéfice. parce que déjà sa bénéfice ngay utiliser li ngay da ngay dem ba léegi finalement da ngay jeexal li nga daan jaay dara dootu ci desati dañu daw ba sonn war nañu dimbale de surtout ça sonn nañ trop vraiment buñ mënoon jooy moom jooy. ay boy nan nga gisee cherté wu njëg yi yokku na lu ci mel ni diwlin lu ci mel ni ceeb nan nga ko gisee. xanaa cher rek nit ñi sonn nañ surtout ñun jigéen ñi dugg si sonn nañ lool lépp a cher potu tomate bii daan jar 800 léegi potu tomate baa ngi jar 1500 nga ñëw keeb
kilo boo naree jënd kilo keeb 450 dëwlin bi tamit cher même chose lépp a cher amul dara lu yomb maa ngi nii léegi laa taxaw ak sama client bi sax mu ne ma lan la ma ne ko xanaa jaaxle marché bi rek am benn góor ba doon dugg ne 2000 francs yi rek jeex na ci benn table lan kooku lu muy jaay ay ñoom paañ ak yoxo sax ñoom seen lay jaay mais 2000 francs yi foofu la jeexee góor gi dama naan ko yow mi kontaan naa si yow mi góor di ñëw marché kontaan naa si yow parce que marché bi nu mel nii moom góor ñi bu ñu ñëwoon xool li xew ca marché bi dinañ xam daal ni jigéen ñi sonn nañ moom kay foo lamb metti na fépp metti foo lamb metti na moom di ñaan samay mbokk jigéen ñëpp nañ muñalante rek muñ rek waaw comprendre lu mu méttee si ñun ñi côté jigéen ñi noonu la méttee ci côté góor ñi tamit waaw parce que daal il faut que ñu muñ rek. boo seetloo itam chaque at njëg yi day gën di yokk tey jii boo amoon looy wax état du Sénégal ngir mu jàppale jigéen ñi jàppale société bi lan nga leen di wax. xanaa di leen wax ñu jàppale nit ñi parce que wàññi marchandise bi waaw boo waxee nag ñenn ñi naan la affaire bi ci kaw la parce que ak corona bi yëf yi moo tax yëf yi cher mais état tam mën na ci teg loxoom jàppale nit ñi tamit état da cee war a teg loxoom jàppale nit ñi parce que jigéen ñi sonn nañ ñëpp a sonn fii moom amul góor amul jigéen sax laa mën a wax sonn dëgg la góor yi ñooy góor nii di joxe mais jigéen ñi tamit ay jàmbaar lañ tamit parce que benn jigéen toogul waaw. est-ce que jàppoon ni tamit yoon la ngeen bàyyi di jënd ci détaillants yi peut-être ngeen jënd ci grossistes yi parce que dafa mel ni foofu lay gën a yombee. waaw dëgg la si grossistes yi lay gën a yombee mais tamit ñooñu tamit boo fay dem xanaa il faut nga jënd lu bari waaw mais tamit nga gis yow li nga yor matul nga nar a dem ci grossistes yi tamit parce que ñii di jaayee ñii di jaayee tamit ñoom tamit si foofu la ñuy jëndee ñoo di détaillé nii te xëy na yow détail bi moo la gën a arrangé daal waaw looloo waral ñun ñii dugg ci marché bi nii. waaw parce que booy xool marché boo fa ñëwee fa ngay amee jën yàpp waaw nga préféré tamit duggee foofu benn yoon dem ñibbi waaw parce que doole yemul daal. mais est-ce que clients yi ba léegi ñi ngi ñëw di jënd comme ni ñu daan jëndee bu fekkee ay 2 kilos lañu daan jënd wala 5 kilos est-ce que léegi wàññiwuñu ko di jënd par benn par ñaar. non instant yi mooy loolu parce que bagage yi dafa seer mënu jënd 5 kilos ba bu ñëwee ay liibar ou bien ay gannaaw liibar rek la jël quoi ou bien ay 300 yooyu rek ngay dégg marché bi instant yi neexul dara marché gars yi bu seeree jigéen yi mënu tu jëndee parce que bul xam góor yi bul joxee xaalis dina fekkee bagage yi seerul léegi bu lu ñëwee nga bu laajee bagage bu looxee kilo 1000 francs la fekkee moom ay 500 la jox mënoo jënde fokk nga ne beneen yoon bagage mooy loolu bagage dafa seer trop. mais est-ce que nemmeeku woo leen tamit ñoo xamante ne dañuy ñëw ba fii ngeen leen 300 wala yii wala 400 duñ la gëm ñu daal di leen bàyyi ngeen di perdre seen i clients aussi. waaw loolu kay bari instant mooy loolu noonu la defee bu lu ñëwee bul fekkee bagage bu lu seeree dina perdre bu lu waxee 1000 francs ne moom 500 la yoree fokkee mu dem du génn sa loxo parce que dafa cher. bu fekkee dafa yomb même si 5 kilos benn 10 kilos mun na génn benn 30 kilos mun na ñëw chaque fois jël mais bul seere rek fekkee dafa métti ara liggéey bi dafa métti trop. yaay booy ziar naa la. waaw yéen yaa dolli ziar. ñu ñëwoon marché di nemmeeku ndugg peñewu ménagère bi nemmeeku nañ ni diwlin yokku na ceeb yokku na tomate yokku na yaay booy jën yi est-ce que yokku na. lépp yokku xanaa dañuy demee suñu ngor rek ak suñu sutura suñu teraanga rek xam nga gor moom li muy wéy yàlla bu ko saay xam waaye lépp yokku yàlla baax na sant. yaay booy jën yi ni nga ko doon jaayee ak léegi ñaata moo ci yokku. yokku na de. ndax koy xayma ci ñaata lay toll. moom ka ngeen xamul mu doon suba goo xëyee rek prix boo fa fekk rek moom ngay jënd moom nga dëgg yàlla lépp yokku moom. est-ce que loolu amul lum leen di yàqal ci seen i client tamit ndax bu ñu ñëwee fekk mu yokk tem ñu foog ni ci yéen la. bu ñu fekkee mu seer ka ñenn nañ jënd ñenn nañ dem bañ a jënd loolu rek la de liggéey bi moom changé na trop. jën tamit nekk loo xamante ne méttee naa denc parce que tey jii nii boo amul frigo wala yu demee noonu da ngay ñëw mais da ngay pertaat bu kenn jëndul. ñun nag dañuy yemale sañuy loxo rek jënd loo xam ne di nga ko mën a jaay rek mu jeex ndax boo jëndee ba daf lay sonal. loolu rek la. soo amoon looy ñaan nguur gi tey ci nii lan nga koy wax. nguur. ñu bëri tamit nee nañu du ci nguur gi ci Covid bi la ndax nemmeeku nañ ne bi Covid bi ñëwee ak léegi activités yu bëri yàqu nañu ci kaw tamit prix yëpp a yokku donc waa ci kaw bu ñu yokkee fii tamit faaw ñu yokku. Covid bi kay moo yàq lépp fa la commencé lépp ñoo ko yàq waaye sant yàlla rek jullit moom day sant rek ñun daal ñu ngi sant yàlla rek di ñaan wér ak wér rek pour mën a xëy. mu mel ni rek da ngay ndugg tey lan ngay togg déjà. waaw man maa ngi dem di toggi supp parce que dama am malade. yal na ko yàlla may tan mais bu loolu weesoo supp boo koy togg ne meeku nañ ni di nga jënd ndawal
di nga jënd soble di nga jënd pomme de terre bu dee da ngay def légumes aussi ay ñoom tomate ak carotte yooyu yëpp yaay booy nan nga gisee marché tay bi nan nga gisee yokkute njëg yi. waaw metti lool ci ñun metti lool ci jaboot waaw bu fekkee ne yow am nga ko def da ngay sant yàlla mais da ngay xoolaat tamit ci ñu ko amul Sénégal daal li ñu lay mën a wax daal ci Sénégal mooy metti na lool ba àgg ci lool waaw foo làmb rek day metti. mu mel ni rek ñu bëri dañ daan faral di jënd ci détaillants yi mais booy xool dañuy sacrifier wu finalement di jënd ci grossiste yi parce que dafa mel ni ñoom ñoo gën a ci ñoom lay gën a oyofee daal. waaw ba boo ko dee xool sax ba boo ko dee xool ba xool ko amul différence mais différence bi mooy lan mooy boo amee sa xaalis jënd en gros denc ko détaillant bi chaque jour day metti ci yow ndax jaboot dafa metti boo dencoon tey 50 000 wala sa 25 000 wala sa 10 000 francs wala moo am benn bis bi mu mën nga ko ci jeexal moo tax da ngay préféré jënd ko denc ko mais benn yombul. ndax saako ceeb bi doon jar 4500 ba 6000 ba 5500 mu ngi ci 10500 waaw man moom laa ko jëndee barki démb. par rapport ak grande surface yi aussi lu ci mel ni Auchan yow yaakaaroo leen ni foofu la gën a yombee. man nag Auchan wax dëgg yàlla bu ñu doon jaay dërëm ma gis olof sénégalais buy jaay fukki dërëm man ci sénégalais bi laay dem man Ndeye Sow ci sénégalais bi laay dem parce que li tax may dem ci sénégalais bi mooy sénégalais boo jëndee ci moom ëllëg ci yow lay dellu. ak noo mën a def rek dina wër ba xaar bi dina wër ba agsi ci yow te boo jëndee ci fu mel ni Auchan da koy yóbbu ci beneen réew ñu koy dundee kon mel ni ñun Auchan daal daf ñuy nax man d'accord ma ci Auchan ci ñuy xeex Auchan laa bokk lu tere nag naa fa dem de temps en temps ci loo xam ne ñàkk pexe mooy tax ma dem fa waaye su ma amee benn pexe du ma dem Auchan. mais dafa mel ni aussi dégg nañ ni que ñoom seen i njëg moo gën a moins cher jamono ji ni ñu toll. d'accord ma ci loolu xam nga lan mooy moins cher beem bu fekkee da ngay jënd potu benn sow du ma tudd benn sow nag mais boo dee jënd potu sow bu mag nga koy jëndee ci bitik bi 5000 boo demee ñoom dañ la koy jaay sax 5080 wala 5090 kon xanaa kon foofu la gën a méttee man gisuma différence bi. alors chers internautes bi ñu paree ci marché Tilène dañuy def lu dul ñëw fi nga xamante ne mooy grande surface Auchan nag bu ñu fi ñëwee kan moo ñuy dalal Pape Samba la tudd Pape Samba Diouf di directeur développement et communication mu wax ñu ñoom lan mooy seen i stratégie pour seen i njëg bañ a yokk ba gaañ population bi Pape Samba nuyu naa la. donc maa ngi lay fay Mariama. ñu ñëw fii nag def constat ni que prix yi naam am na yokkute lu ci mel ni diwlin bi mais constaté nañ également ni que marché yi ba léegi moo gën a cher que ça soit au niveau des grossistes et aussi des détaillants loolu nan ngeen koy expliquer. waaw déjà dafa am augmentation ci prix yi comme ni ñu ko mën a constater benn phénomène la boo xamante ni c'est mondial donc c'est mondial ndax li nga xam ni moom mooy li ñu doon fay ci fret maritime bi dafa yokku. prix wu pétrole bi yokku prix wu tamit matières premières yi yokku donc nécessairement day répercuté wu ci ñun donc ba mu répercuté wu ci ñun ci la ñu observer yenn hausse yoo xamante ni ñoo ngi ko def mais pour autant ñuy xalaataale population bi donc moom moo tax soo defee le tour fii nii ci Sénégal gi yëpp laay wax nous restons les moins chers en termes de prix donc li koy expliquer lan moo tax ñuy moins cher parce que ñun ñoo ngi am 36 magasins donc kuy jënd ci 36 magasins c'est différent ak ki nga xam ne mi ngi jënd ak benn wala ñaari magasin donc 36 magasins yooyu ça veut dire que quantité yi day gën a bëri ak lu muy gën a bëri da lay permettre nga gën a mën a négocier ci prix yi après appliquer marge yoo xamante ni population yi ñoom dinañ ci gis seen bopp ci prix yeeg li ñuy jaay ak lépp moom moo tax soo defee le tour concurrence beeg marché yeeg fépp ñun on reste toujours les moins chers malgré ce contexte mondial bi nga xam ni dafa marqué wu par inflation bii ni ñu nekkee. mën naa joxe exemple li nga xam ni moom mooy Europe seen taux d'inflation mi ngi toll ci 5% moom mooy taux bi gën a mag en 25 ans États-Unis moo ngi toll ci plus de 7% donc c'est un phénomène mondial mais daal liñ ko defee moom mooy pour accompagner pérennité économique suñu ay fournisseurs parce que 60% suñu assortiment fii nii ngay gis produits yi dañ koy jënd ci ay fournisseurs sénégalais ñoom ñoo ñu koy jaay parce que ñun amuñu benn intérêt di jëlee ay produits yoo xamante ni am na fii nii ci Sénégal ñu koy jëlee Europe di ko indi donc day gën a cher donc ñun dañ koy jënd à des fournisseurs sénégalais ñu ni koy jaay donc suñu koy jaay mu am yokkute ci ñoom dañ koy répercuter ci prix bi parce que liñ ñu ko doon jaayee day yokk tamit donc loolu yëpp day répercuter aussi prix bi te mënuñu jaay loo xamante ni en dessous du prix du coût d'achat la donc nécessaire parce que soo jaayee en dessous du coût d'achat rek da ngay def dumping te ñun loolu c'est prohibé par la loi. Est-ce que tamit depuis hausse boobu noonu nemmeeku woo leen benn ruée vers les grandes surfaces ci seen magasins yi parce que ñu bari ñu ngi daw marché yi di commencer di ñëw ci Auchan. waaw loolu c'est depuis le début depuis le début bi ñu installé au Sénégal client bi moom moo yor xaalisam
moom mooy xool fu ko neex mu jëndee fa et le client sénégalais est très regardant parce que xaalis jamono ji metti na metti goo xamante ni tu fais un peu le tour di nga dem ci benn concurrent dem benn Auchan dem marché ba comparer prix yi fi gën a yomb ngay dem jëndee parce que xaalis boobu ngay denc ça sert à quelque chose donc nécessairement gars yi ñi ngi continuer di ñëw ñi ngi comparer prix yi di jënd fi nga xam ni moo gën a yomb le te mooy Auchan. ñu nemmeeku ne aussi ñëpp xam nañu ko Auchan enseigne française la mais tey boo amoon benn contact ak nguur gi nga am benn possibilité lancer le message lan lay doon par rapport à cette hausse là. Donc état bi ñoom benn levier d'action la ñu am moom mooy douane bi daal la ñu mën a baisser taux yi pour mën a mu répercuter wu ci prix yi parce que loolu ñoom ñoo koy déterminer. C'est leur politique ba pare beneen levier d'action bi nga xam ni moom la ñu am moom mooy homologation prix yi am na prix yoo xamante ne ñoom ñoo koy homologué fixé ne lii lañ koy jaayee ci produit yi donc levier d'action yooyu la ñu am donc association consumériste yi suñu mënee waxtaan ak état yi xool nan la ñu mënee alléger levier d'action yi nga xam day mën a répercuter wu sur le panier de la ménagère donc loolu lañ ci mën a wax ba pare Auchan c'est vrai que benn enseigne internationale la bu nekk ci 14 pays à travers le monde y compris le Sénégal mais Sénégal ñoo ngi toll actuellement à plus de 1830 collaborateurs et plus de 600 fournisseurs sénégalais produits yi ngay gis ay entreprises sénégalaises ñoom ñoo ñu koy jaay te entreprises yooyu yëpp dañ leen di tirer vers le haut économiquement ñu ciy gis seen bopp clients yi di ci gis seen bopp ñu ciy gis suñu bopp tamit donc ce qui fait que ni économie circulaire la boo xamante ni ñëpp dañ ciy gis seen bopp c'est une valeur qui est créée donc Auchan bi mu ñëwee Sénégal ba tey mi ngi fi investir plus de 80 milliards de francs CFA donc loolu yëpp ça compte ba pare su ñu amee entreprise bu mel nii jóge bitim réew wala mu jóge feneen ñëw di créer une économie circulaire di créer valeur di employer sénégalais di employer jeunes yi di leen responsabiliser loolu dañ ko war a encourager suñ ci amoon gox bu nekk entreprise buy def ni Auchan Sénégal dina développer rapidement. C'est bon à savoir tout à l'heure maa ngi échanger ak benn dame mu ne ma elle refuse catégoriquement di jënd Auchan sachant que mën na jàppale ñi nga xamante ne ils produisent localement est-ce que doo revenir un tout petit peu en détail ci Auchan produits yi muy jaay nga expliquer itam population bi ñuy seetaan ñu xam ni que ay produits locaux lañu fiy jaay. waaw donc comme ni ma leen ko doon waxee 60% ci suñu assortiment c'est issu du local ay fournisseurs locaux lañ koy jëndee. donc pour étayer samay propos vérifier lii ñuy wax soo leen ma toppee léegi yenn packaging yi mën naa leen won produit niñ ko bindee packaging bi parce que à chaque fois dañuy marqué ci produit bi origine am numéro téléphone entreprise bi ñu koy jaay ni ne yaawam fraawam ak léppam information pour wane ni lii c'est des produits yoo xamante ne ci réew mi lañ ko jëlee donc suñu demee ba 60% li ngay gis suñu biir magasin muy jógee fii Sénégal ça veut dire que ay sénégalais ñoo ñu ko jaay ay fournisseurs locaux ñoo ñu ko jaay ba pare ay produits frais yeeg yenn poissons yeeg dëwlin yi œufs yeeg et consorts 100% c'est issu du local lu fi amul rek la ñuy jëlee feneen lu fi am soxlaw ñu di ko jëlee feneen parce que soo ko jëlee feneen coût yi ngi siy teg yooyu day répercuté wu ci prix bi donc doo mën a jaayee moins cher donc nous suñu politique d'approvisionnement local la ñu privilégié nga xam ni doo dem wuti ji fu sori ndax am na fii ba pare donc suñu demee ci packaging yi di nga mën a gis produit yu bëri yi nga xam ne fii la jógee ci Sénégal. léegi yéen naka ngeen di def exactement pour vous en sortir parce que tantôt ñi ngi ciy waxtaan nga ne ma da ngeen am seen politique vous avez votre marketing par rapport ak ñi nekk marché peut-être jànguñu ko wala yu demee noonu mais naka ngeen di def ba maintenir seeni prix pour maintenir seen clientèle sans pour autant ngeen ci am ay pertes. waaw ñun dañoo miser ci volume bi parce que suñu politique d'approvisionnement soo xoolee nous avons aujourd'hui 35 magasins et un drive donc 36 magasins. ñun suñuy jënd on achète pour 36 magasins jënduñu pour benn magasin kese donc ça veut dire que quantité bi ngay jënd day bëri goo xamante ni da lay permettre nga mën a négocier ci prix yi ak ki nga xam ni moom moo la koy jaay donc loolu soo ko defee da lay permettre nga am marge boo xamante ni doo teg marge bu bëri pour mën a jaay li nga xam ni moom mooy li gën a moins cher parce que li nga koy amee ça sera toujours moins cher ndax da ngay jënd quantité bu bëri quantité boobu moom moo lay permettre nga teg marge bu ndaw pour mën a jaay moins cher. sans pour autant gaañ fournisseur bi parce que fournisseur li ngay jënd ci moom quantité bi bëri goo xamante ne dina ko permettre moom mu écouler production am mu écouler ay produits am
donc loolu économie circulaire bi ma doon wax loolu lay continuer créer parce que avant dañ fi doon gis ñoo xamante ni dañuy am seeni produits malheureusement du ñu am fu ñu ko écouler wala mu am ay ñoo xamante dañuy spéculer ñoom ñooy jënd produits yi di ko jaayaat lu leen neexee comme par exemple période fête yi su ñëwee nii ñenn di defee rétention de stock pour jaay prix yu leen neex loolu depuis bi ñu ñëwee Sénégal gis nañ ni loolu bëreetul metti na ñu bëri ñoo xamante ni looloo doon seen liggéey te ñun du ñu nekk di wax ak ñi nga xam ñooy spéculer ñun ñi ñuy waxal ñooy ñiy produire directement ñi nga xam ni xaalis bi ci ñoom la war a dem ñooñ la ñuy waxal donc directement ba pare ñu établir ay relations de partenariat comme par exemple soo jëlee produits filières yi ci agriculture dañ ko développer dafa am projet boo xamante ni filière la par exemple mën na am ay produits yoo xamante ni c'est spécifique au Sénégal ñu ko fiy defar mu am qualité respect des normes de l'environnement entre autres mu am cahier des charges bu ñu leen jox ñu koy appliquer produits yooyu dañuy nekk suñuy ay magasin ñu bàyyee leen ci réew mi ñu am balisage spécifique boo xamante ni day wane ni lii ay produits filières la sell te wóor ñu bàyyee ko fii Sénégal te produits yooyu bis bu ñu demee ba mayee le territoire national en termes de demande ñu dem satisfaire lépp produits yooyu ça peut se retrouver dans d'autres magasins Auchan à travers le monde c'est-à-dire que mën nañu ñëw fii ñuy defar miel du Sénégal miel bi dem ba fii nii nga xam ni respecté nañu charte yeeg lépp miel bi ngay dem ba koy retrouver ay France di ko retrouver ay Portugal ay Espagne ak yeneen dëkk yi nga xam ne Auchan am na exactement parce que filière loolu moom mooy objectif bi parce que dafa chaîne de valeur bu ñuy créer la boo xamante ni ñëpp dañ ci war a gis seen bopp y compris le fournisseur l'agriculteur le producteur y compris nous et surtout le consommateur en dernier lieu. diwlin soble ceeb wala tomate lu njëg yi yokk ba metti ci ñi di jaay taxaw seetlu ak doxantu biir marché ak lii di grande surface yi leeral na ni si ñuy jënd la gën a mettiwee kàddu yi si gën a fës nag doon rekk ñépp taxaw di ñaan nguur gi mu jàppale askan wi ndax sonn rekk ba àgg ci lool lañuy jooy ba fi ñu tollu nii